di nuyu dina ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam dina ñaanal tamit semaine bu jàmm ak salaam parce que tey altine la semaine bi démarré di dalal fii Mamadou Djigo di directeur ANAT agence nationale pour l'aménagement du territoire Djigo defar ngeen plan ba mu dem assemblée nationale nañu gis liggéey bi ngeen def ci woone gàncax yi am Sénégal yëpp li xew Ukraine nag ak Russie jaaxal nañu bëri ba ci Europe bi dañuy tiit nañu ci mbaanam parce que xam nga Ukraine day defar blé Russie defar blé dañ koy exporté boole ci mbirum gaz mbirum pétrole ba président français yi génn benn sortie bi xamante ne fii ak 12-18 mois bu ñu deful dara Afrique ak Europe di boppam dañoo déstabiliser wu sur le plan alimentaire lan naka nga jàngatee loolu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax Alassane di profiter aussi occasion bi nga ma offrir nuyu seen auditeurs yi ak ñuy seetaan seen télé bi yëpp nekk di def liggéey bu rafet a rafet waaw c'est vrai que xam nga àdduna bi léegi dafa nekk genre benn dëkk yëpp interconnecté wu nit ñi dañuy dem jëndi dëkk yi dañuy dem di jëndante di jaayante soo li nga amul da ngay dem nga jënd ji ko li nga am nag nga jëm si dund di si des nga jaay ko maintenant nag ñun suñu dëkk yi surtout dañu xaw a yàgg si genre dépendance ay dépendance alimentaire dépendance technologique dépendance yoo xam ne des fois mënoon na ñàkk ci la en 2012 bi président jëlee réew mi mu ne nañu defaraat plan bu bees boo xam ne dina organiser espace su Sénégal yëpp organisation boo xam ne li ñu naan aménagement du territoire defaraat de telle sorte que ñu defar projection par rapport ak màggaayu dëkk yi par rapport ak yokkuwaayu nit ñi par rapport ak sunu soxla yi ñun nag si la ñu commencé li ñu doon wax diagnostic territorial bi ñu diagnostiqué bu baax a baax avant ñuy def projection yi di projeter lan la Sénégal war a nekk d'ici 2035 ñu gis ne wàllu alimentaire lu bëri dañ koy jéggaani te war nañ ko mun nañ ko am fii suñu réew si la ñu waxee ne dans le plan nañu bi ñu demee ba constaté ne ci wàllu ndox mi Sénégal dafa am quantité ndox bu bari mais ndox mi génnul carrément pour irriguer tout le pays nga xam ne da ngay romb sooy dem da ngay romb ay côté Diourbel romb ay côté ba Ranérou Ferlo ba ci kaw ngay gis ay espace yu yaatu yoo xam ne presque defuñu fa dara bayu ñetti weer lañ koy def te bayu ñetti weer mun noon na yore population wu 3 millions de personnes bi ñu am indépendance mais bésu tey bi ñu nekk nii 2022 bii nii bayu ñetti weer mënul yore 17 millions de personnes moo tax ci plan bi le président waxoon ne nañu génnee ay xalaat yoo xam ne dépendance alimentaire beeg ay yooyu yëpp dinañ ko mën a régler si la ñuy jëlee carte wu ndoxu Sénégal bi ñu xam ne Sénégal dëkk la boo xam ne dafa bëri ndox mais accès ci ndox bi pour faire de l'agriculture moderne amul ñu ngi continuer di bay ñetti weer yi di ñuy bay en dehors de ñetti weer yi bëriwul si la ñu gisee ne Sénégal dafa am 132 milliards de mètres cubes d'eau par an si ndoxu taw loolu dafa bari na war nañ ko gën a mën a valoriser. ñu constaté war ne am nañ 38 milliards presque 39 milliards de mètres cubes d'eau de surface mooy géej yeeg dex yeeg lag yeeg yooyu. ñu ñëw gisaat ne am nañ entre 450 à 600 milliards de mètres cubes d'eau yoo xam ne mooy ndox yi nekk ci biir suuf bi ñu ne woon ci biir plan bi suñu wëlbatee suñu jëlee kii yëpp suñu jëlee ndox bi yëpp ñu def de telle sorte que mu am accès équitable ak en quantité suffisante ci biir réew mi yëpp lac de Guiers bi ñu xëcc ko ba ci Préferlo bi eau de ruissellement yi ñu valoriser leen yóbbu leen ci suuf yi nga xam ne bëri nañu amuñu ndox beneen ndox bi ñu complété ko par eau de surface yi nga xam ne dañuy irriguer carrément réew dëkk bi yëpp léegi ñi nga xam ne dañu nekk ci bande salée bi mooy ñi nga xam ne fi seen ndox bi dafa ndoxu xorom la mooy ñi soo wàccee Saint-Louis tuuti dem jaar Kébémer Louga
Diourbel Touba Fatick ba si suuf yooyu noonu bande salée lañ ko tuddee ñu def ce qu'on appelle le transfèrement d'eau gis nga li nekk ci biir plan national d'aménagement bi et de développement territorial bii nii suñ ko mettre en œuvre si wàllu ndox mi Sénégal dafay développé wu. parce que président dafa toog keroog mu def constat mu def constat bu mag ci biir plan bi mu xam ne ñun dañuy jéggaani di jënd sax ay xar ak ay bëy ak ay nag par rapport ak sunu tabaski yeeg màggal yeeg affaire yooyu. mais plan bi bu ñu ko defee ba léegi mu mot at bi ëpp na at. waaw mais yu bëri ñu ngi koy mettre en œuvre. ba léegi fu ñu toll. est-ce que liggéey bi commencé na. liggéey bi commencé na am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def mais nag xaalis la. xam nga xaalis lu mu laaj moom des fois day xaw a mën na jël temps tuuti parce que xaalis il faut nga wuti ko ba pare nga andi ko si la waxee ne nañu ko defal nañu si plan bi espace boo xam ne dinañ fa am culture fourragère bu bëree bari ñu jël Ranérou Ferlo bi nga xam ne moo gën a yaatu presque si commune yëpp. te foofu presque kenn dëkku fa. ñu def ko zone dédiée à la culture fourragère léegi nag foofu pour loolu am il faut que ñu génne ndox bi. ndoxu Ferlo bi ndoxu taw bi ak les eaux de ruissellement ak ndox bi nekk ci biir suuf bi ñu génne ko irriguer foofu noonu yëpp su ñu defee culture fourragère bu bari def à côté maïs bu bari parce que xam nga Sénégal day jéggaani mboq. mun nañu régler ñaar yi foofu noonu su ko defee en géopolitique en géostratégie. gis nga ni ñu yeneen dëkk yi téye ci wàllu blé beeg yooyu. ñun mën nañu dem ba téye ko yenn dëkk yi ci wàllu mboq ci wàllu. parce que da ngeen prévoir fourragère 20 000 hectares de maïs ak culture fourragère. waaw loolu pour genre démarrage yi la. démarrage yi la est-ce que démarré na. man kay démarré bi laa yàgg est-ce que démarré na. mais xaalis bi ñu ngi koy mobiliser. démarré na parce que. démarré na xaalis amul am na démarré na mais parce que xam nga dafa am ministère bu nekk dafa am lenn lu muy yor. waaw le ministère bi nga xam ne moo yore hydraulique nga xam ne ay OLAC nekk fa ak yooyu noonu dem nañ ba commencer am mobiliser yenn fonds yi pour yenn canalisation. xam mbirum sécurité alimentaire dafa war a nekk plan prioritaire. waaw priorité la nga xamante ne fu ñu toll nii lu xuur ci àdduna bi laal Sénégal. xam nga su ma yaakaar naa dañu war a génnee ministères yi projet yooyu yëpp def ko benn plan spécial. liggéey ko nu mu gën a gaawee mais xam nga plan bi comme dañu dem ba voté ko à l'Assemblée nationale cela veut dire que ne président dafa tenir bu baax a baax ci plan bi. parce que plan bi dafa refléter li Sénégal yor à tout point de vue. ressources yi Sénégal am ci biir réew mi yëpp. yi nga xam ne ñu mun nañ ko am. mun nañ ci autosuffisant ba pare wëlbatiku téye ñeneen ñi nit ñuy téye parfois gis nga ci biir plan bi dañu dem ba constater ne Sénégal dafay jënd ji ay nen. dem kay gal kay day jënd ay nen. puso sax da ngay jënd ay Brésil ak yooyu ay les œufs fécondés. cure-dent sax ñu ne dañu def de telle sorte que nen defar ko yomb na. nen buy fécondé defar ko yomb na. même cure-dent nañu jàppale ñi nekk déjà ci milieu bi. gën a valoriser kii bi xool technologie bi yëpp di ko defar fii nii nga xam ne. mais ñooñu dootuñu am ñooñu il faut ñu am aliment de bétail dañoo soxla mboq. parce que poulet yi mboq wala dundal. moo tax nag président bi mu ne nañu jël Ranérou Ferlo bi defar ko de telle sorte que dañ fay def culture fourragère bu bëree bare te culture fourragère boobu noonu mboq bi bokk na ci dañ ne nañu jël bay fa mboq bu bëri boo xam ne li ñu soxla fii nii pour dundal bétail bi parce que xam nga soo dundalee bétail bi rek. presque da ngay régler problème alimentaire xam nga li ñuy jënd ci ay nag ak ay xar ak ay bëy yu jóge Mali Mauritanie et tout ça dafa xaw a bëri dafa commencé mais fu ñu toll ni tembe waaw ñëpp a ngi commencé tiit parce que li président Macron wax génne ko xam nga ñoom dañuy def ay projection ñu def prospection yore ay chiffres xamante ne souvent seen calcul du manqué. mais ñun Sénégal tamit suñu wàll ñun. waaw waxaaral suñu wàll ñun def nañ ko. waaw Sénégal def na léegi nag yeneen ministère bu nekk mu ngi daw. pour mën a li mu moom ci plan bi nii. pour mettre ko en œuvre. d'accord naa ci yow mais dafa laaj koppar yu teew. waaw ñu commencé liggéey bii ñu commencé gis ko parce que ñu ngi dem ci weeru koor. tension bi am ci prix yi léegi dina gën a garaaw ñu bëri ñu ngi commencé tiit même Europe Afrique du Nord lu mel ni Égypte lu mel ni Algérie lu mel ni Tunisie moom émeute de la faim parce que ay mburu bu manqué
foofu dafay dugg seen aliment day am jafe-jafe Sénégal dañuy utiliser mburu bu bari te tamit diwlin bi ak yëpp bu ci tournesol bi war a jógee foofu côté yooyu bu amee impact rek dina am problème population bi. mais xam nga mais lu ñu xaar mooy ñu gis sur le terrain effectivement liggéey bi commencé. xam nga liggéey bi commencé na parce que ñun li ñu yor nii Sénégal dëkk bu ndaw la dëkk bu amul woon la dëkk bu boo xam ne dafa nekk foo xam ne mënul jóg rek tëb raw yeneen dëkk yëpp d'un seul coup lépp looy gis rek processus la dañ koy def nànk-nànk soo ñu yàkkamtee dinañu juum dinañu daanu léegi li am. mooy xam nga mbas mi avant muy ñëw kenn prévoiru ko woon ñun su heure bu ñu defar ay plan suñu defar man ingénieur développeur aménageur et développeur de territoire la. J'avoue que ne heure bu ñuy defar plan defar benn affaire dañuy prévoir toujours scénario catastrophe mais scénario catastrophe bi am ci àdduna bi de cette ampleur là. kenn musu ko woon xalaat amul woon benn nit bu musoon a foog ne ay scénario catastrophe dina am mais du dem ba yegg fii. non justement bu mu amee ba léegi bi mu amee. est-ce que tëggaat nañu fii réorienté yi fii bu mu amee boobu léegi. non mais boobu parce que normalement ci la ñu nekk. normalement Covid bi ci la ñu nekk ci la ñu nekk léegi nag bi affaire bi amee malheureusement guerre bi ñëwaat léegi nag ñaari phénomènes yii. ñaari phénomène catastrophique yii nii muy Covid bi ak guerre bi nii ubbil na bëtu àdduna bi yëpp ku nekk li ngay naan li ngay lekk foog nga rayante ba nga am ko ba nga moomal ko sa bopp. Sénégal yàlla may na ko ay ressources yu doy yoo xam ne suñu góorgóorloo tuuti mettre en œuvre plan bii nii dinañ si génn maintenant nag mettre en œuvre plan bii nii dégg benn affaire rek. daw ne wëpp nañu jël lii ñëw dugal ko si mu ngi mel ni ngay fayeeku chaque fin du mois 200 000 francs nga dégg ne coow am na fële feebar am na fële wala lii am na fële rek nga jël 200 000 francs yi nga waroon a dundee weer bi yëpp nga ñëw def ko si benn fan bi soo xëyee suba teel di nga am ay problème dañu ànd ak xel dal problème bu am la bu laal adduna yëpp maintenant nag li ñu bind tënk ko ne fii ak 2035 compte tenu su màggaayu population yi suñu màggaayu dëkk yi ndox bii la ñu soxla lekk bii la ñu soxla naan bii la ñu soxla ñu ngi koy def mais c'est pas à pas. xam nga plan bi ñu ko doon def. pour 2035. waaw mbas amul woon. waaw guerre bi mais sóoraale woon nañ scénario catastrophe waaw mais guerre bi xalaatuñ ko woon. waaw lii am na léegi tembe. waaw xam nga dafay war a accélérer plan bi nu mu gën a gaawee. voilà waaw bu ñu jëlee 1000 milliards. def ko ci mbas bi jàppale population consommation bi. waroon naa am benn pàcc bi xam man investissement lay doon. ñu déglu ko investissement commencé dafay travaux yi dañuy gis xam man dama am problème man lu ma gisul rek dama gëm. man boobu may. waaw c'est vrai que def ay canal ndox bi commencé dox mën a li commencé def waaye bu ñu ko waxee ci slogan rek dañuy toog fi di nax suñu bopp parce que fii bu jotee ñoo am problème. Alassane man du ma toog fu ñuy naxaatee. dégg nga waxuma loolu damay poser question man personnellement heure bu ma toogee fenn foo xam ne dama xam ne nii dañuy naxaate damay fiy naxaate damay poser question damay laajte mais xam naa ne nag lii liggéey yu difficile la. waaw da ngay jël sax benn salle de classe pour nga defar ko dina jël temps tuuti parce que di nga def architecture bi xool yeneen éléments yi ñu ciy def ak. mais président moom fast track fast track. non mais fast track kay day gaaw. waaw dafay fast track dafay gaaw. waaw maintenant nag pour defar loo xam ne day impacter ay génération yu bëree bëri si la ñu waxee woon ne ay taf yëngal. nañ ko fi bàyyi. urgence bi affaire xamul urgence bi mooy déjà. urgence bi mooy déjà moytu famine am. génne ndox bi Sénégal fii nii yëpp irrigué pays bi si politique gu président la bokk ñi ko yoree ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy ma waxal la bërki démb je pense waaw bërki démb la woon laa mujj def échange yu mag a mag ak le directeur général de OLAC. mooy Alioune Diop nga xam ne moom tamit am na si pàcc bu rëy si côté bii nii. bërkaati démb la échange ak waa ministère de l'élevage et tout ça. Ce qui veut dire que ne ñun plan bi ñu tëgg taxawal ko nii. mais am na xalaat dinañ ko mettre en œuvre te suñ ko mettre en œuvre à coup sûr et certain le pays va se développer. am nañ xam am na xalaatkat yu bëri nee nañu bu ñu bëggoon léegi def plan d'urgence. mën nañu mobiliser 70 milliards. muy plan opérationnel. ñu commencé di ko liggéey déjà.
defar culture fourragère bi mobiliser nit ñi ci fale ci boori ronx ak baan mën nañ déjà def fa dara commencé liggéey ñu commencé def maïs bi le temps ñuy continuer def leen di ko planifier parce que urgence dafa rattraper réew mi dafa rattraper adduna bi. waaw léegi ñun fi nga tudd noonu ñun du foofu la ñu jël pour régler problème mu maïs bi ak culture fourrage bi xam nga fourrage soo koy def da nga koy def si espace bu bari bu yaatu. maïs tamit soo koy def da nga koy def si espace bu rëy espace boobu noonu ñu ngi ko trouver udalaay te léegi nag pour def ko il faut que ñu génne ndox bi Sénégal am na ndox bu bari comme ni mais xaalis mooy génne ndox bi. waaw xaalis mooy génne ndox bi. waaw na xaalis boobu nag ñu ngi koy mobiliser am na yoo xam ne commencé nañ ko bu baax a baax parce que xam nga soo gisee li fi PUDC def presque defar ay forage un peu partout. mais yu bëri paan nañu. parce que amul maintenance. le président Sénégalais yu bëri ñu ngi woote ci rajo yi PUDC defar na ay forage ba yu bëri dafa am problème suivi ak maintenance. dañuy defar benn forage toog 2 mois 3 mois forage bi panne fa bi ak machine yi doon wal foofu fa di panne parce que amul maintenance problème la ça ne sert à rien. en tout cas man gisaguma ko nit ñëw. ah man la ma la leeral nit ñëw ay reportage ci rajo yi fii. li ñu concerné. waaw li ñu concerné. moo nekkoon ne fii war nañ fi def ay forage on s'est battu pour que foofu noonu ñu def ay forage fii war nañu draguer fleuve bi war nañu draguer zone kii bassin d'eau bi tout ça ñu def de telle sorte que ñu draguer ko. maintenant nag côté bi ci des ministère yi war a exécution côté gestion bi dañu foog ne y a que l'État qui gère mais y a le secteur privé y a les populations y a un peu de tout. soo leen di wax par exemple yéen ñu yore médias yi di wax tout le temps ñu leen di déglu. da siy baax des fois aussi ngeen def sensibilisation ak éducation. képp koo xam ne dénk nañ la benn affaire nga xam ne lii nii ay dundu nit yu bëree bëri ñoom ñoo si dépendre. nga xam ne avenir ab ay dëkk ak ay territoire yooyu ñoom ñoo si dépendre. ku ñu jël dénk la benn forage wala dénk la benn affaire boo xam ne nga conscient que ne lii nii sas la boo xam ne war nga si xeer sa tànk tubéy pour que mu mën a dem fi ñu ko soxlawee. waaw Sénégal du dépendance alimentaire rek am dépendance aussi industrielle maanaam réew mi am na lu bëri fi nekk war nañ ko mën a transformer créer emploi waaye réew bi nga xamante ne cure-dent sax Chine nga koy jéegaani 6000 kilomètres. 12000 kilomètres Dakar xam nga 12000 Dakar Pékin 12000 kilomètres benn bant bu ndaw moo jógee fa ñëw ci restaurant yi. cure-dent bi mën na def sax 36 kilomètres. waaw xam nga problème la xam nga loolu dafa urgence la loolu problème bu mag a mag la yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne ñun bi ñu ñëwee dañ ko identifier. mais nañ ko régler. ñu ngi si xam nga ku dem ba tëgg genre plan bii nii. wax ne plan bii nii. xam nga tëgg plan ak jëfee plan mettre ko en œuvre waaw ñun suñu rôle. waaw ñun suñu rôle en tant que ANAT agence nationale de l'aménagement du territoire. suñu premier rôle moo nekkoon. ñu tëgg plan bi maintenant nag am na ñeneen ñu koy mettre en œuvre. chaque jour yaa ngi dégg ci conseil des ministres président de la république di wax ne nañu référé wu ci plan bi nañu gaaw mettre en œuvre yenn action yi nga xam ne état bi loolu la ñuy état bi conseil des ministres le président réaffirme le président demande mais am na yu bëri xoolal comme par exemple tey soo gisee hôpitaux yu mag yi ñuy jël di ko defar un peu partout soo demee ay Kaffrine ay Kédougou ay Touba am na ay hôpitaux yu mag a mag yoo xam ne ci plan bi la mettre nañ ko en œuvre parce que defar nañ ko. estatu jam ñaajo bu récemment bi nii. xam lekk ji moo jiitu. yëpp ay priorité xam nga lekk fu muy jógee. lekk jógewul rek ne ci ma yeewu rek dem bay. lekk mu ngi jóge aussi ci nga dem defar ay hôpital ak nga defar ay yoo xam ne dina permettre nit ñi di wér ba mën a dem liggéeyi ba mën a bay xam nga des fois am na lu bari dañ koy reprocher l'État. te waruñu ko reprocher l'État na ko nit ñi xam mooy que dafa am ñaari mbir dëkk yëpp noonu la ñuy doxee ñaari mbir yooyu noonu mooy État am na lu mu yor mais secteur privé bi am na lu mu yor xam nga soo gisee Sénégalais yu bari ku ci am tuuti xaalis rek daw def ko ci terrain def ko ci immeuble def ko ci kii nii l'État en réalité warul nekk toog di créer ay entreprises. mais l'environnement. c'est bu fekkee l'environnement wu Sénégal. ma jox la benn exemple. waaw moo nekkee Sénégalais am benn industrie di defar fii yenn yi. état bi bàyyi li ngay defar kenn di ko importer bu gën a moins cher li ngay def. da ngay tëj loolu rek la. waaw léegi xam nga yooyu yëpp ñun bi ñu doon génnee ci plan bi ñu doon def diagnostic bi di wër Sénégal.
gisoon nañ ne dafa am ay facteurs bloquants yu bëri. importation yi facteur bloquant yooyu yëpp dañu leen liste benn par benn xam nga su ma demee ba wax la fii nii dañuy importer maïs lu bëree bëri importer xar importer bëy importer ginaar ak ay affaires yu bëri ñu ngi koy importer parfois alors que li ñu yor si suufee tout ça mën nañ ko defar ba di si jaay ñeneen ñi dem sax ba tëye leen si ay affaires géopolitique ak géostratégie et tout maintenant yooyu yëpp soo koy def doo xëy rek nga def ko. xam nga suñu ne lii nii nañ ko mettre en œuvre d'ici 2035 l'État li mu war a njëkk a def li mu commencé di njëkk a def mooy organiser espace bi ba nit ñi mën a déplacer wu si espace bi. nit ñi mën a am sécurité si espace bi nit ñi mën a jàng si espace bi te loolu l'État mu ngi koy def parce que État defar na ay route defar na ay piste jàng bi l'État mu ngi defar ay centre de formation si département bu nekk léegi nag si wàllu gouvernance yi surtout ñi nga xam ne dañuy créer entreprise et tout ça ñuy créer industrie et tout loolu yëpp État mu ngi koy defar ndànk par ndànk xam nga président su ñëwee ne nañ ko defaral foo xam ne dañ fa déglu ma rek xam nga ñu bëgg investir. waaw il faut ñu protéger leen. waaw soo dugalee sa dërëm da nga yaakaar ne boo dugg dërëm si benn affaire. waaw nga ñëwaat dërëm. waaw mais bu yaakaar ne boo ko dugalee am na benn samba boy bu toog si koñ bi rek moom loo defar mu dem Chine indi ko jaay ko moins cher. waaw léegi loolu yëpp. loolu yëpp dañu nekk ci dëkk boo xam ne tamit on est dans un pays tellement démocratique de telle sorte que nit bi ci côté yooyu noonu sooy defar soo taxawoon fii di defar comme ni nga ko waxee dem Casamance ut fa sa benn micro industrie di commencer defar ay cure-dents pour que bu ñu jël ay cure-dents di ko yóbbu di ko jëlee 12 000 kilomètres de Pékin à Dakar et tout ça État dina la protéger. mais yow aussi yaa mën a def ay stratégie yu la gën a mën a protéger compte tenu de ça xam nga man li may naqarlu des fois mooy que on veut tout mettre sur le dos de l'État ou bien on attend beaucoup l'État li ko war waaw déglu ma mais l'État est en train de montrer la route l'État Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi c'est vrai que am na mën nañu am ay reproches yu ñuy def État régulièrement mais État essaye quand même boobu ba léegi di montrer la route c'est aussi le secteur privé ce sont les Sénégalais ñoo war a gën a ñeme investir ci micro-industrie investir dans l'agriculture investir c'est vrai que ñu ngi koy def sax mais ñooñu noonu Sénégalais yooyu nga xam ne aussi ñoom ñooy taxaw di voter les élections muy élections yi am biir Sénégal yépp ñooñu tamit ñooy gën a mën a exiger ne nañ ñu protéger suñu filière bi nañu protéger suñu secteur bi nañu defaral lii nii et tout ça ñu bàyyi aussi tamit ñenn ñi ku téye benn affaire rek def le tout bloqué ñu bëri. xam nga bi ñu doon def ay kii nii bi ñu doon def diagnostic bi benn waaye dafa ñëw mu ne ma mais Sénégal xeexante bi daf fee bëri. ñu bëri dañuy dem ba léegi di bañante. ma ne ko loolu yëpp li ko waral nag su ma ko waxee peut-être nit ñi mën nañu bañ a kii ni benn kilifa daf ma mës a wax mu ne ma ñun dañuy agir comme réew ay doomu baay su ñu jëloon Sénégal gi yëpp di agir comme ay réewu doomu ndey soxorante boobu noonu dina permettre yu bëri mu wàññeeku nee na da ngay gis benn kilifa day créer benn entreprise bu mag a mag industrie bu rëy mu commencé dox mais suy faatu affaire bi dee parce que lii am ci ginnaaw. gestion wu doomu baay lañ koy def duñ ko def gestion wu doomu ndey. yéen war ngeen waxtaan ci yooyu. loolu éducation la war ngeen gën a mën a expliquer nit ñi. c'est vrai que lu la bett mën la mais Sénégal li mu def ci dernière année yii nii man en tant qu'ingénieur aménageur et développeur de territoire je sais pertinemment que ñu ngi sur une très bonne trajectoire de développement. maintenant nag secteur privé bi nañu dem xool amuñu mboq ñoom ñëpp nañu investir ci biir mboq bi ñu téye ñeneen ñi amuñu ay nen nañu bàyyi jënd ji Brésil nen nañu defar nen yi fii parce que nen ginaar bu góor ak ginaar bu jigéen ñoo koy def amuñu ñu ñuy jaay ay cure-dents bu jóge Chine nañu defar fii ay cure-dents loolu secteur privé bi moo koy def ndox bi nag état bi dina ko génnee courant bi état bi dina ko andi yoon yi état bi dina ko andi législation bi état bi dina di ko gën a defar tout le temps noonu la ñuy defaree te je pense que ne depuis boobu léegi ñu ngi ci xam nga soo gisee ñu gis ne Dakar xat na président andi TER bi
comprendre na xataa na mu andi BRT bi loolu dañuy jël di ko multiplier di ko defar de telle sorte que un jour dina ñëw nit ñi wax ne ne kat ñi bi ñu fi nekkee woon li ñu def lii moom mooy développer réew du leneen. voilà Djigo maa ngi lay gërëm di la sant Mamadou Djigo directeur ANAT aménagement des territoires di waxtaan ak yow ci plan bi ngeen defar naka la nga mën a barale pour sénégalais mun ci jot mun a gën a gaawee parce que yeewu yëpp urgence la li xew Ukraine ak loolu wane na dépendance bi ñu nekkee buñ ci génnewul dinañ am problème bi bu rëy ba ci jàmm ak salaam.